mënd mi xew jamono ji. waaw xam nga weekend bi ñu génn daanaka depuis l'autre semaine à fin de semaine bi nga xamante ne moom la ñu génn nii ñu nemmeeku nag inondation daanaka quasiment c'est tout à l'intérieur du Sénégal gi yëpp daanaka moom moo inondé. ñu ci jàll ñi nga xamante ne ñàkk nañu ci ñi nga xamante ne am nañu ay lutis maanaam am ñoo xamante ne dañ ci ñàkk seen bakken ñu jàll seen famille. toll nañ ci 6 personnes nga xamante ne daanaka taw bi moom moo waral ñu génn àddina ci loolee nag xam nga Macky Sall bu nu ko falee dafa daal di ne taxawal plan bi nga xam ne moo koy tuddee plan décennal pour daal di fexe ba mbënd mi daanaka wàññeeku fi ci Sénégal mu demoon sax ba daal di ne askan wi man li ma defoon fu mu ne nii Sénégal ak mbënd mi daanaka tàggoo nañu waaye li nga xamante ne nemmeeku nañu ko ci fin de semaine bi monsieur Alla Kane yow dund nga jamono Senghor dund nga jamono Wade yàlla na la fi yàlla bàyyi ba ci kanam tey boo gisee Sénégal ci situation bi ñu nekk ni wàllum taw ci au 21e siècle rawatina 2020 avec tout ce qu'on a injecté 750 milliards francs CFA lan la lay def. waaw li may def mooy ne wax dëgg yàlla bettuma ndax ñii nga xam ne ñooy diriger suñu réew mi danañ wax rek dañuy dëgg ay plan Sénégal émergent ki fi nekk tey bi mu ñëwee dafa ñu indi plan day defar Sénégal da koy suqali da koy yëkkati mu taxaw dox waaye dañu nekk ci réew moo xam ne bi muy am indépendance dañ ko dee dugal ci benn gétt dañuy def créer benn gétt goo xam ne ci la ñu nekk xam ne alal réew mi téye wuñ ko ñun doomu réew mi doxandéem bi ñoo ko téye li ci raw nag mooy ki nga xam ne moo ñu moomoon démb muy France rek boo desee comme réew mi benn par benn liñ ci deli ci Sénégal téye tuuti na lool te loolu léegi ñu ci juróom-benn fukki at bi war nañoo seetaat suñu bopp loolu moo waral bu ñu déggee ne ñoom moo fekk tey 2012 dina bu ñuy dugg mu gis ndox mi mbënd mi ni mu def Sénégal xam ne def benn programme décennal bu ci fukki at ni ñu mbënd mi Sénégal ñu def ci 750 milliards yoo xam ne ci poosu Sénégal yi la génne impôts yi la impôt direct yeeg impôt indirect li day jox ko trésor ñu koy financé génn 750 milliards mais aujourd'hui ci 750 milliards il faut ñu ajouter le préjudice moral et matériel bi ñu porté population yi souffrir ces relations là kooku la kenn mënu ko xayma donc ñi si bakkan yi ci rot kooku vraiment boo ko xayma dana bari lool mën nañ woo ñi nga xam ne am nañu xam-xam ci loolu ñi xayma yooyu ñu xayma ko dana dépassé loolu 750 milliards yi bakkan kenn xam mën ko xayma bakkan juróom-benn bakkan rot na ci boo xoolee kër yi daanu te rek maa ngi dégg benn maire bu nekk Casamance am ay fu ne mu ne fii 30 maisons daan na fa fii fanweeri kër daan na fa ñaar fukki kër daan na fa yooyu yëpp ak alal la joo xam ne moralement ak matériellement ñi ko subir vraiment tey ci fan yi ñu teg seen dund métti na naqari na. waaw mais yow ni ñuy joxee suuf itam xam nga ci dara ñenn ñi jàpp ne xëy na nañuy dëkkee moo baaxul ñeneen ñi jàpp ne c'est la démographie finalement c'est quoi le problème. waaw c'est-à-dire que là li wax léegi rek ne ñoom ñoo tax li am ndax toujours dañu ne démocratie dañuy wootee dañuy bëgg ñu leen di woteel mais am nañ responsabilité parce que bu fekkee da nga ñëw fii dégg la fii place ndox la nga bàyyi nit ñi dëkk fa en tant qu'État am nga ci responsabilité kon nag lii il faut ñu dem seet barab par barab démb lan moo fi nekkoon lu tax ñu bàyyi nit ñi dëkk foofu c'est que bu ñu bëggee dañu bëgg am ñoo xam ne bu ñu demee bay wotee ñu wotee leen mais état day doon état day seet day xool fu sori boo xam ne fii kenn du fi dëkk dañuy wax des zones non aedificantes yi
plan boo xam ne bi du dëkkuwaay mais dañuy bàyyi ñu dëkk fa mu indi lii léegi bu leen yëkkatee yóbbu leen yeneen barab yoo xam ne d'abord dafa war a laaj nga seet nga jàngat bu baax a baax fi nga leen di yóbbu démbam lan moo fa ne boo bu ñu leen fa dugalee lan lay jur ëllëg muy impact environnemental yooyu yëpp duñ ko def ñoom dañ ñëw rek samp leen ñu dëkk mais bu ndox mel ni amee li am. ñu ci bëri itam ñu ngi pointé du doigt grand chantier yi nga xam ne moom la tàmbali le chef de l'État Macky Sall rawatina li nga xam ne moom mooy le train express régional jàpp nga ne yooyu yëpp nekk na ay des éléments yi nga xam ne moom moo waral tey ñu yegg fi ñu yegg surtout fii ci Ndakaaru. waaw parce que boo seetee tracé terre bi nga seet tracé autoroute bi à péage da ngay laaj ne mais ñii est-ce que bi ñu koy def li waroon lépp def nañ ko étude impact environnemental mooy bu affaire bi amee lan lay jur ci li ko wër est-ce que loolu def nañ ko parce que bu ñu ko defoon li du am. keroog gis naa si benn émission boo xam ne bi terre bi am na kër yoo xam ne bu tawee ndax mi day am courant. kooku danger la est-ce que loolu ñu ngi koy xalaat est-ce que bu terre bi démarré loolu tey bu fekkoon terre baa ngi taw est-ce que du indi musiba ci ndox mi yooyu yëpp nag ñoom li ñu war def duñ ko def dañuy bàyyi ba mu ne kër de jon tey ñuy wax Orsec mais Orsec malaan ma rek pour muur musiba mi am pour fàttaloo nit ñi li am mais il faut ñu nit ñi wax ñu def ñu responsable il faut ñu wax ñu 750 millions fu mu dugg parce que koppar bu jugee fii rek am na fu mu jëm est-ce que yegg na fa yegg kan moo ko góolu parce que c'est le mot qu'il faut employer fu mu ko yóbbu yooyu yëpp dañ ko war a seet waaw loolu mooy suñu problème léegi donc pour ñëw ci suuf si nga wax léegi suuf si aussi ni ñu koy attribuer coow li bari na trop dégg nga fi Dengleer Djilax Tobène et cetera nga dem Dolel ak Demet dem Mbaan yëpp suuf loolu aussi war nañ ci wax waaw. c'est vrai qu'il était d'ailleurs prévu que ñu accentuer tuuti ci wàllum ni ñuy joxe foncier bi mais comme am na ci diggante bi li nga xamante ne xew na ci plan Orsec bi ngay tudd léegi dafa mel ni saa su ne dañuy toog di xaar li ni mel am ñuy soog a mbubool affaire bi def ko politique parce que li ñu gis ñuy wàcc ci terrain bi def ay des visites de bon ñu naan dañuy visiter les sinistrés c'est comme si c'est un plaisir pour ñi nga xam ne ñu ngi ñuy diriger. waaw bu fekkee ne da nga am plan 10 ans mais war nga at mu nekk nga toog seet ba xam ni muy doxee fu mu yegg lan moo ko gàllankoor lan la ñuy rectifier nga bàyyi rek muy dem ba tey donc 10 ans ñu ngi ci 12 ba 20 ñu ngi ci 8 ans yi 8 ans yi indi li mu indi c'est que defuñu li ñu waroon def donc léegi war na amee nañu peuple bi wax ñu xaalis bu nga xam ne suñu poche la jógee fu mu dugg loolu mooy wane aussi milliardaires yi feeñ ci réew mi rek parce que koppar yooyu la am na fu mu dugg amoon na président wax ne dafay fabrique fii ay milliardaires di jeex mais duñu laaj milliard fu mu jógee yomb naa xam waaw ci budget bi marché yi li ñuy def di ñuy contrôler te yow loo def lu mu bon loo def lu mu ñaaw boo nemee boo yoree carte parti bi jàppale président fa nga nekk du la dikk dara loolu aussi mooy l'impunité man damay poser wu benn question ONAS xanaa amul ay techniciens ay vrais techniciens ay experts parce que man am loo xam dafa ma jaaxal bu fekkee ne dëgg la dëkkuwaay bi ñëpp xam nañ ne joxe nañu ñu dem dëkki foo xam ne ndox la yoonu ndox la et loolu man je refuse damay bañ ñu teg ko ñu ne nit ki la responsable non c'est l'État du Sénégal État du Sénégal moo xam fan moo baax pour dëkk ak fan moo baaxul pour dëkk gis nga yoonu ndox mënoo ci dara yoonu ndox kenn mënu ci dara bés buy même bu tawul sax foofu mën na taa kon nag loolu man da kii mais man li may jaaxal mooy tey jii ONAS système de canalisation yi système d'évacuation yi man yooyu laay bëgg laaj damay ne mais ñoom xanaa
xanaa dafa am problème foofu ñoom xanaa ñoom amuñu cartographie wu maanaam dëkk bi muy Sénégal bi yëpp pour xam ne jéem a defar ba nga xam ne bu ndox kii day dem directement ca géej ga wala dem ca dex ga wala yooyu mais man c'est la question que je me pose tey jii ñu toll ba léegi on a eu ñaata régime ñëw ba léegi le problème demeure et problème day gën a yokku. man loolu moo ma jaaxal est-ce que tey ONAS rôle lu ONAS est-ce que ñoom ñu ngi liggéey dëggantaan. waaw loolu dama lay wax ne yaa ngi ci dëgg yaa ngi ci dëgg parce que c'est un service boo xam ne dañ koy jox moyen am na budget waaye li ma wóor mooy ñi ngi nekk ci réew moo xam ne xam-xam yi bari na fi lool ci domaine yëpp nag mais problème yëpp dañ koy politiser seen problème yëpp mooy li may wax toujours ñi di wax mooy suñu drame ñun mooy le régime présidentiel nga xam ne dañ jël kenn rek naa ndoxal yaay yëpp loolu neex defal loolu neex wal kenn du la laaj kii loolu mooy suñu problème régime présidentiel. mais am na ñoo xam ne nee nañu léegi ñu wax ne état bi mooy responsable. ñu nekk ñu régime présidentiel de. am na ñu koy wax de. am na juristes yu koy wax. nee na ñu nekk ñu régime présidentiel. mais boo ma li sa bët tegee. waaw ak li sa noppi dégg. waaw nga di ko gis tous les jours. waaw ku la ne lii amul aussi day wax lu ko neex waaw loolu mooy see di nga gis. di ko dégg di ko dund. bés bu yàlla sàkk. weeru yàlla sàkk at mu yàlla sàkk nga nekk ci président bi bu nga falee mu nekk fi di ko def. moom mooy dindi mooy problème bi mooy troisième man nag wax mu tax génn la. donc loolu li ma wax rek moo di ne li nga wax ne état bi mooy responsable. d'accord naa ci yow. yëpp moom la. état bi mooy responsable li koy nag mooy problème électoral la il faut des électeurs. yoo xam bu ñëwee ñu wateel la da nga leen di bàyyi ci ndóol gi dañuy bàyyi ci ñàkk a jeewu gi dañuy bàyyi ci ñàkk xam-xam gi pendant 60 ans ñu nekk foofu saa yu leen soxlaa. nga ñëw gaaree ay njaganjaay dugal leen ñu dem sa meeting jox leen 5 francs jox leen li ñu ayeb bu ñëwee bu bés ba nga rangloo leen ñu ñëw wateel la dem bu ñu demee déwaatee seen situation bi ñoom nga yow nga continuer nga fàttali leen la bon je pense que loolu mooy suñu problème régime présidentiel problème la donc loolu il faut ñu seetaat ko pour que ñu mën a tàggal leen problème ñu koy parce que nit dafa am responsabilité monsieur Kane dénkee réew da nga war rendre compte alors li nga coach yaa ngi wax ONAS léegi nii man foofu laa bëgg ñu des fa parce que vendredi passé ñu ngi maa ngi seetaan directeur ONAS Lansana Gagny Sakho moom muy wax ci li nga xamante ay solution pour ñu génn ci li nga xamante moo di inondation yi moom d'après ay waxam nee na bokk na ci ñu limiter les naissances mu nekk wax boo xamante limiter les naissances nee na ñu def comme la Chine dañ ko war a limiter ñu def comme en Chine parce que loolu bu ñu ko defee bokk na ci li nga xamante dinañu génnee ci ay inondation loolu noonu monsieur Kane naka nga ko jàngatee xam nga loolu dafa garaaw en tant que DG ONAS dafa garaaw parce que limiter naissance parce que Sénégal du Dakar rek mais boo génnee ci boo dégg à partir de Pout rek àll baa ngi ne yàmb rek donc loolu li ñu wax du question naissance du question ay nit ñu bëri wala nit ñu néew question organisation la defaru question aussi vision xam li nga bëgg ëllëg question aussi xam sa réew fi mu yem fi mu toll nga déparé foofu parce que li ñu réew aussi da ngay dem àll ba jëm ci biti réew ji fa immeuble bu rafet ji fa la nga ne leen ko dama yóbbu suma réew te sa réew tollu foofu ñu am na lu ñu soxla yoo xam ne c'était li ñuy wax priorité di jiitu dañ koy teg ci ginnaaw jël li nekk ci ginnaaw ñu di ko parce que soxlawuñu ay kii dañ ko wax sax léegi cité ay kon ak yooyu ay kon yooyu soxlawuñu ko dañu bëgg ñu defal ci chemin de fer bi dégg nga lëkkale Dakar Tambacounda Ziguinchor Matam bi mu ñëw chemin de fer bi dox nekk mu unifié suñu réew mi loolu boo ko defee on peut encore affaire mais kooku vraiment c'est de la provocation. oui vraiment xam naa ne peut-être genre yooyu nga def comme ni PCA bu dalal jamono mu defoon boo gisee loo xam ne mënoo ko. nga daal di démissionner ndànk parce que aussi bul insulter la conscience populaire. on n'est pas en Chine. en plus Sénégal jàpp naa ne peut-être que ne sax les villes yi nga xamante ne bëri na ay mooy Dakar ak Touba.
boo ci génnee daanaka am nga. kooku non moom moo démissionné parce que dafa am lu ñu bëgg a def ci. non man waxuma loolu dama ne kii la. waa directeur ONAS. oh non déedéet ak li mu wax yëpp. ba léegi waxul troisième mandat kenn du ko dàq. et puis Khoudoss nga baal moom buñ ko dàqee ñi ngi dàq dina bëri parce que gis nañ yeneen proche collaborateur du président ñoo xam ne APR la ñu nekk ñu génn def ay message ci seen page Facebook di wax que ni du Sénégal kese mooy am inondation génne ay photo France Russie Allemagne dëkk yooyu tamit ay puissance lañ alors que dañuy inondé xam nga yooyu dafa nekk des propos yoo xamante nii dafa mel da ngay kookali nit ñi te loolu bokk na ci li nga xamante mën na sax indi soulèvement parce que nit du nekk ci naxar ngay ñëw di ko gën a dolli naxar yooyu il faut que ñu bàyyi ko loolu lay wax li wax mooy ñoo ñuy wax loolu 750 milliards yi boo toppee seen poche dañu ci fekk kaay sax maax la gis nga Fatka da ngay xoolaat da ngay laaj ñi nga xam ne dañu dem ci dëkk yooyu en France en Italie waa dëkk yu bare yooyu ñooñu da ngay xool lan mooy indi inondation foofu c'est pas parce que non parce que foofu day am 2 fois maanaam day am benn kii day am géej bi moom mooy ñëw kii ñu ci bare noonu la. et puis la nature de la pluie aussi. voilà waaw day am ngelaw. voilà ngelaw. am ay loolu bu fi amoon. alors que ñun loolu bu fi amoon maa nga day taal yàlla bu mu fi am. loolu. ñoom loolu ñu de kii noonu loolu ñun nag bu waale na ñun loolu beneen affaire mais am na benn dëkk boo xam ne mais ci ndox la nekk. Pays-Bas. mais Pays-Bas mais Pays-Bas ci ndox rek la nekk mais ñoom da nga dégg problème inondation dañ ko def croix jeex na pare nañ ci. Venise a ngi nii Venise ci ndox la nekk mais yooyu yëpp nag gis nga loolu yëfu tappale la ñooñu ñu wax loolu. pas tappale ñooñu nag ñooñu ay sénégalais. en tout cas balaa kii bi tàmbalee rapidement. ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi injecté plus de 750 milliards déclenché nañu plan Orsec dafa am beneen ville bu nar a juddu Sénégal mooy Akon City hectares yi nga xamante ne jox nañu ko ci ak titre foncier la wala bàyyi la sénégalais yi dañ cee bëgg a xam dara. waaw man damay wax rek damay alerter. benn nañu génn kayit yi. waaw ñu xam ñaata hectare la parce que ñi daw 50 ñi daw 60 ñi daw 500 ñi daw 2000. dañ ko génne kay am na ñu xam ñaata hectare lañ ko jox fenn lañ ko joxee. ñu wax Mbodiène ak les rives de l'océan Atlantique. ça encore c'est le domaine public maritime. lan la ci am ñaata la ci am nañ ko leeral bu nga xamee deuxièmement léegi bu nga xamee yaatuwaayu suuf si ñu ko jox. ci domaine ban domaine la di bokk parce que suñu réew dafa am ñetti domaine public domaine privé ak domaine national suuf yi ñu jox ay kon fan la bokk est-ce que domaine national la domaine privé de l'État la wala domaine public maritime la loolu aussi war nañ ko xam war nañ génn kii ba ñu xam ko ñaareel ba lan lañ ko joxee dañ ko may dañ ko jox bàyyi wala dañ ko defal titre foncier yooyu yëpp nag am na lu loi bi tëral nañ ko jaay est-ce que respecté nañu loi bi ni ko loolu dañ ko bëgg a xam yaakaar naa aussi assemblée nationale war na ci débattre parce que dañuy wax ne c'est une ville autonome c'est un Sénégal bis et puis ensuite une crypto-monnaie day am xaalisam damay laaj foofu bu ñu ko taxawee dëkk boobu kan moo koy diriger kan moo fay nekk maire kan moo koy yoree ñaareel ba am na yoo xam ne baax na Sénégal mais bu fi ñu toll doomu Sénégal diri ko ci boppam ndax architecte bi ko yoree ñu ko wax Hachim Barki étranger la société bi nga xam ne moo koy war a defar ñu ngi koy waxee c'est une société américaine d'ingénierie ñu ngi wax KM International en tout cas ba léegi donc Sénégal yi am nañu architecte am nañu ñoo xam ne mën na am nañu ay ingénieurs yoo xam ne mën na ko yor mais ba tey ay étrangers ñoo ko yoree deuxièmement dañ ne ay kon et ses partenaires partenaires yooyu ñan partenaires lañu dañ ko gëstu est-ce que nekkul choix de toi bëgg a jaar ci moom def yoon yooyu yëpp il faut Sénégal yi poser question yooyu la ndax maa ngi appeler l'État ñu wax ñu suuf suñ ko jox yan suuf la fu ñu suuf la ndax bàyyi la ndax
titre foncier la extra boobaa dañ mën a wax ñu si xalaat ci loolu. Akon City bi moom je pense que loolu moom il faut jar na débat parce que gis nañ ne fan yi nit ñi ñu ngi ciy wax ay wax yu bëri ñu ngi ciy soulevé wu donc xam naa on aura l'occasion vraiment def ko thème inchallah dañ ne dafa Sénégal 6 milliards de dollars la 3300 millions de francs CFA presque le budget du Sénégal j'ai dem seet naa ne la loi